awma liggéey damay jaay utuma leneen lu dul kañ amul gaaw amul dibéer li lay suturloo asalaamaaleykum mbokki internet mbokki Sénégal mbokki àdduna mbokki Touba Toul li ko wër 96 villages yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar lu bëree bëri di ziar waa Gëm Gëm TV ñi nga xamante ne nii lépp information bu nekk fii Sénégal fii si àdduna fii si rawatina diwaanu Touba Toul 96 villages yi ñoo si gën a gaaw ba tax na tey ñu am benn reportage fii si marché bu Touba Toul nekk deuxième marché hebdomadaire de l'Afrique de l'Ouest nekk marché boo xamante ni tamit ñëpp ñu fiy ñëw nit ku ñuul nit ku weex ñëpp ñu ngi ñëw ci marché parce que am doole bu am doole ci réew mi ba tax na ñu am benn reportage suñu benn naataango Bamba 221. salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Touba Toul mbokki internet yi nga xamante ne yéenay suivre Gëm Gëm TV tey ñu ngi seen reportage seen marché di marché bu Touba Toul ngeen ànd ceeg seen présentateur Bamba 221 moom mi nga xamante ne nii mooy collaboranté ak DJ Loufa bi nga xamante ne nii mooy déroulé chaîne de reportage bi fële ci Gëm Gëm TV ñu ngi en direct fii nii ci Gëm Gëm TV première chaîne YouTube fii ci Touba DJ Loufa kon xaar ñu dugg ci biir gëstu li fi am incha allah fas yéene la ko dëgtal ci anam yu gaaw. nekkal si yoon wi tey dañ koy bëgg a xooli sa diwaanu kër monsieur le maire mu daan ñuy defal benn reportage bu ndaw rawatina si position bi nga xamante ni mooy marché bu Touba Toul ñëw seeg Bamba 221 kon Bamba maa ngi lay bàyyi ak parole bi nga waxtaan ak monsieur le maire ci position Touba Toul fan la nekkee quoi. Toul comme ni ñu ko xamee mi ngi nekk ci région Thiès département de Thiès arrondissement de Thiénaba nekk aussi commune de Touba Toul bien sûr mu nekk boo xam ne mi ngi étendre ci 176 km² ak wàllu commune bi aussi ak 96 villages. ba pare maintenant que am population boo xam ne ñu ngi avoisiné 67 140 habitants. kon nekk na marché boo xam ne bu bëri la ci ay population marché bi aussi diggaloo commune bi diggaloo mooy c'est-à-dire que commune bi diggaloo ay yeneen communes yoo xam ne ñoo ko wër muy la commune de Réfane la commune de Kersal Bakkan de Pomor de Guéni Sira de Thiénaba et aussi comment dirais-je de Tivaouane bien sûr. waaw ba tax na Bamba comme ni ko monsieur le maire tonton vraiment kontaan nañ ci ni nga ko laajee ak ni mu répondre question yi quoi oui ba tax na nice na ñu ngi lay jaajëfal yow tamit lu bëree bëri Bamba 221 kon dañuy daal di ñëw suñu deuxième question nga laajee na ko monsieur le maire muy histoire marché bu Touba Toul parce que gis nañ ne monsieur le maire war nañu see wax ak suñu benn baay bu nekk foofee sa marché diwaanu Fassi muy Baye Assane Gueye mu wax tamit ci marché bu Touba Toul lu baax a baax kon Bamba dama la daal jox nga daal di ñu laajal suñu naataango yooyu noonu. awma liggéey damay jaay utuma leneen lu dul kañ amul gaaw amul dibéer ni lay suturloo di jaay si ay soow ay gerte caaf yeneen yi booba lii amut jaay ay jur yi amut yaa ngi dégg bu ñu ñëwee yenoog sëñ bi ba ngoon jot sëñ bi laaj leen kenn ku ne li nga jaay si woon mu ne mu ngi nii mu andi leen ma ko ñu andi ko ku ne teg ni gerte kii andi gerteem kii andi soowam kii andi léppam. dañ ci wax que surtout loo xam ne bu ko déggee ci kilifa yi ci marché Touba Toul ñu ngi indi ci jamono Mame Cheikh Anta Mbacké. bu ñu ñëwee andi soow yeeg gerte yeeg yooyu Mame Cheikh Anta day jën da leen di woo ñu ñëw ñu ne yow jaral nga mu ne déedéet mu jën ko mu ne yow jaral nga mu ne déedéet mu jën ko mu ne kii jaral nga mu ne déedéet mu jën ko lépp mu jën ko daal di toog ak ñoom nag ne leen nan leen toog nag nu waxtaan ba jaan bi so mooy leen ñu ne mën ngeen a dellu kër ka waaye bu subaa na ngeen fexe jaay si at bu ngeen xëyee jaay si at leen ci noonu la nit ñi ñëw di jaay si ñii di mujj di jaay si ay xar ay béy ay fas di jaay si di jaral Touba Toul lii moo yóbbu tur bi foofu Touba Toul tuddoon Touba Toul Toul la tuddoon sëñ bi moo ci doli Touba Toul to soo demee ca jasaawu sakooru jéer ja moo nga ca naan moo tax borom gaawaan tabax fa ker ga tudde ko Touba nde Touba Toul moo di ker ga noonu la ko ca waxe yaa ngi dégg nii la njaayum Touba Toul développé la commencé di dem ba ci ñuy jaay ay fos di jaay ay ba tax yàlla dogal daal barke am ci ndax sëñ bi lu mu wax lu mu laal ak lu mu teg loxo loola barke am ci. waaw ba tax na Bamba comme ni nga ko laajee monsieur le maire noonu lañ def tamit di ñëwaat suñu troisième question mu nekk le rôle du marché dans le développement de Touba Toul
oui mu nekk loo xamante ne nii nit ñi soxla nañ ko suñu mbokki naataango yi nga xamante ni ñu ngi seetaan Gëm-Gëm TV sa diwaanu YouTube soxla nañ rôle du marché ban rôle la diwaanu marché Touba Toul di jouer si diwaanu Touba Toul quoi soxla nañ kon nga laajal ko monsieur le maire comme ça ñu jàll si beneen question quoi ba ma kon maa la jox parole bi nga wax. aw ma liggéey damay jaay ñii di këf sama jaay it ma di ma pam di pam te dóor ki bakkan. beneen laaj bi mooy ban rôle la marché bi joué ci développement wu commune de Touba Toul. boo xam nga marché bu ma bu nekk y a un problème économique. économique comme économique bi certes war a yokku. yokku ci élevage bi yokku ci agriculture bi yokku ci commerce bi parce que activité yooyu aussi moo tax marché am solo l' agriculture l' élevage et le commerce ñett yooyu mooy développer marché te yëpp a ngi fa am parce que y a le forail de Touba Toul nga xam ne très bien connu à travers le monde très bien connu à travers tout le pays très bien connu à travers aussi que ñëpp les pays de la sous-région la Mauritanie le Mali parce que yëpp seen xarit ñoo fi ñëw. c'est ça pour l'élément tabaski bi. Touba Toul aussi que c'est le jeune d'agriculture nga xam ne ñëpp ñuy béy. jeune aussi d'élevage la ñëpp aussi dañuy élever kon yaakaar nañ ne que am na importance pour ñu créer fi marché. marché bi aussi certes. mën naa wax ne mooy fin du mois bu population locale parce que fin bu ñu weer liggéey ñu weer mais jàpp nañu sàmm bi nekk rek seen weer bu dee la. seen weer bu dee la. moo tax marché bi am solo moo tax jamono yi passé bi nga xam ne marché bi am na ñu ñetti weer ubbiwul amoon na jafe-jafe ci économie bi am na jafe-jafe ci population yi. kon ñu xam ne marché Touba Toul marché bu am importance la non seulement ci Touba Toul rek mais aussi ñi nga xam ne aussi ñëw rek ba tax na Bamba comme ni nga posé question monsieur le maire tamit rafetlu nañ ko baax a baax ñu ngi si kontaan lu bëree bëri kon dañuy daal ñëw ci question bi nga xamante ni tamit mooy l'impact de l'autoroute à péage dans le marché de Touba Toul parce que gis nañ ne marché bi nekk na marché boo xamante ni autoroute bi ñàkkul géré ci benn rôle kon dañuy daal di bëgg nga laajal monsieur le maire ak sunu naataango yi nga xamante ni ñu ngi si diwaanu marché bi ñoom du ñàkk tamit ñu am si ay xam-xam yoo xamante ne ni dinañu si mën a kii quoi daal nga laajal monsieur le maire après ñu daal di ñëwaat Bamba 221. c'est-à-dire que loolu la day am côté positif ak côté négatif côté négatif bi mooy autoroute yu xëy na peut-être y a les ponts y a les passerelles yi nga xam ne par exemple moom bloqué entrée et sortie bi dëkk bi loolu mooy le côté négatif le côté positif mooy autant nit ñi daa bëgg ñu Touba Toul mais rarement tax ndaw daawuñu saw man oto yoo xam ne daa ñëw boo xamoon ñu toog foofu maintenant xaa bay seen oto yëg si jël kalaan boobu ñu jël oto yëg si bu ñu jëlee aussi jël ko jël seen oto mais je pense bien que jàpp dafa ko doy ne marché bi par rapport ak avant auto bi di ñëw avant aussi que ñi bitumé vraiment am na avancé en termes de fréquentation il y a l'affluence le jour du samedi il y a une telle affluence boo xam ne vraiment c'est exemplaire loolu lépp liggéey nag mooy certes il y a l'autoroute ceux qui sont de Dakar viennent rapidement très rapidement sans faire une heure de temps pour venir à Touba Toul def seen achat yéen seen xar delluwaat mais autant amul woon bootu man la am naa côté positif am na côté négatif côté négatif bi nag ñëpp xam nañu ko parce que am na ñoo xam ne dañuy indi ay turbo pour jaar ci pont bi jafe-jafe la te am na ay passerelles yoo xam ne mën nga faa jaar pour ñu ñëw Touba Toul loolu aussi le côté négatif mais côté positif bi moom vraiment que marché bi na mu daa fonctionner tey am na changement parce que léegi dafay fees del ko bëgg a ñëw Dakar def koo xam ne mën bëgg naa ñëw fii rek muy Touba Mbacké da nga ñëw facilement vraiment que dans la culture véhiculée. maire waxoon naa ko fi yoon woo xam ne wi fi la ñuy war a jógee Bambey pour nay ñëw waaye maanaam kaw pont bi ci la ñu amoon foo xam ne fii fi la ñu noon fi la nay di jaar nag kenn ku ne xam na ne nag du yeeg la ca tegu maanaam oto yi dañuy jóge fii di dem Xombol oto jóge Xombol di ñëw Touba bu fekkente ne na yooyu ñëw nañu oto jóge Xombol di ñëw oto jóge Touba Toul di ñëw naay nekk ci diggante bi pont bi maanaam gàtt na d'accord foofu maanaam nag mën naa daanu oto mën naa saara dugg ci nay mën na caa def loo xam ne lii maanaam du gën te borom nay mën naa ne
nay rek la ñu am borom oto bi it otoom rek la am waaye nag su fekkonte woon ne dañoo am foo xam ne fii nay dinañ fi mën a jaar di dugg si ci marché bi moo nu gënal. waaw kon loolu la di leen xamal ne ba tey tamit ñu ngi sunu benn reporter Bamba 221 ki nga xamante ni dafa am jom ci liggéey bi ak équipe technique yëpp ñu ngi leen di ziar lu bëree bëri Bamba kon question yi jeexul ba léegi da nga daal ñëw ci problème de circulation fii su marché Toubatoul surtout saretu mbaam yi saretu fas yeeg yooyu noonu parce que gis na ne Toubatoul am na problème de circulation marché bi monsieur le maire bu ñu ci mënee jox ay kii tamit ba xam trouver mu waru see mën a trouver yenn solution tamit mu kii daal dana ci wax daal loo xamante ni suñu naataango yi nga xam ne ñu ngi suivre Gëm Gëm bi dinañ ci mën a kii daal dinañ ci mën a jàppale kon Bamba maa ngi lay jox faral jaajëf. aw ma liggéey damay jaay ñii di gëf sama jaay it ma di ma pamte dóor ki bakkan bi nekkoon li nga xam te ne mooy marché bi problème de circulation daf fiy am de trop muy ci oto yi mais nag surtout ci saretu mbaam yeeg yooyu noonu loolu ban jàngat wala ban kii yi nga ci war a mën a def boo xamante ne ni mën na faciliter circulation bi ci biir marché bi. vraiment que kooku suñu handicap la nekk suñu problème le problème de la circulation au niveau du marché en commençant par les charrettes surtout charrette mag yi nga xam ne ay xale ko yore dafa am loo xam ne xëy na peut-être à chaque fois bu maire gi lay arrêté nii la bëggatu mu am man nii laa bëgg mu am ñoo xam ne ñu ko gisee neneen defe ne bëgguñu xale yi liggéey ci biir marché mais marché bi am nañu jafe-jafe bu métti boo xam ne def naa le tour ak sama oto du moo sax jàll na cher bu maa def naa ko marché légume def naa ko foraay def naa ko fépp doo mën a jàll ndax xale yi nga xam ne ñoo cher pour maa xëy na peut-être li ñu war a mën a def bon organiser ko ba charrette yi aussi li ñu war a circuler ci biir marché bi ñu seet ñu ko mën a rénover ba mu jaar yoon mais le problème nekk yàgg ay xale yu ndaw ñoo ko yore fu leen leer jaar mbaam bi sax des fois mu daw dugg ci biir nit ñi yaa ngi te ñu leen ko jox ay kilifa lañu que boo arrêté circulation mbaam yi maire bi dafa soxor parce que bëgg ci xel yi liggéey bi aussi mënul ñàkk yaa ngi mais de toute façon que on a beaucoup fait pour ñu organiser mbaam yi ba dem ba sax il faut que ñu bàyyi xel boo xam ne 4 ans la ou bien 5 ans 6 ans la mbaam di gudd nga ci biir nit xam nga vraiment c'est pas bon c'est bien mais de toute façon que c'est un handicap majeur te je pense bien que nañu def de telle sorte que charte mbaam yi na leen organiser ba vraiment que population yi ñuy dund ci biir vraiment que mu wàññi ko parce que jafe-jafe la parce que fi période bi ñu toogal sax parce que ngi ñëw charte mbaam yi bëri population yu bëri parce que marché bi léegi dafa yokk population bu mbaam bi bëgg a yokku nag maintenant que di boole ko circulation bi vraiment que ça va poser problème. di toog ba xamatoo fooy jaar ki topp ñi demoon dikk di toog ba xalaat jee. di jënd fa comme ni ma la ko waxoon ñoo ngi nii exactement ci marché légumes ñëw fekk benn jaaykat bu mag a mag boo xam ne ràññee nañ ko ci ay légumes ak yu demee noonu muy Mor Yombale daanaka man bu ma koy dégg sax mën naa ne booba xale la woon kon moom nekk na koo xam te ne ku miin marché bi la. wàllu yoon yi ci la bokk. ndax boo dee xool li jógee ci tëli bi. jëm si nii suuf la. soo yoree oto mag ba la nga fi dugg di nga sonn. leneen bi ci des tey jii. wàllu ndox itam wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy jàmbat. ndax marché yi war nañ am ndox. war nañu am ay douche. ak i sangukaay. yooyu am na ci solo ndax marché dafa war a am douche. loolu daal moom wax dëgg yàlla moom gis xool nañ ne daal am na fi. ndax normalement. war na mën a am sécurité boo xam ne tey boo fi indee sa marchandise. dina am ñoo xam ne dañ fi fanaan di ko garder. ñoo xam ne ni ñooñu dañ leen di fay. waaw loolu moom léegi yow comme marché bi tey xalaatoo ne comme yeneen marché yi nga xam te ne am na ay centres commerciaux comme ay supermarché ak yooyu est-ce que xalaatoo tamit loolu war na mën a nekk fii yow. waaw kay war naa mën a nekk fii waaw war na fa mën a nekk bu baax a baax parce que fii marché bi ñu koy yem marché yi ñu koy tëkkaleel boo dee xool fii marché bu ko ci ëpp doole amul. marché bi daanaka marché bu mag la. bala nga ko mën a xam nga dem ba daral boo demee daral da nga def ne moom daanaka wàllu jur. da nga naan fii rek lañ ko fiy jaayee. te yaatuwaay gi mu yaatu ak am gi mu am doole moo waral loolu. kon loolu nag soo amee ca gox. te dimbali wala gox ba la ca gën a am solo gën ca am importance. moo ñu jàpp ko ñun ñëpp.
ba kenn ku ci ne la nga fa la ngay dund ci wàllu grossiste ngay fexe di indi bagage boo xam ne ni bagage bu baax la. marché bi yéen a koy setal wala maire moom moo jël ay dispositions. waaw maire bi nag def naa ne moom moo jël ay responsabilités. d'accord ñun daal dañuy fekk mu set rek ñu lal ko. wax dëgg yàlla mosaguñu fee ñëw fekk mu taq wala ñu fekk benn jafe-jafe. bu ñuy sonal loolu moom am na ci moom. d'accord kon donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci sa taxawaay comme ni nga ñu jàpp yombalale affaire yi. di la remercier bu baax a baax. donc di jëlu fa ñoo doxantu ba ca kanam dugg ci biir marché bi gën a xam li am foofu ngeen jëlaale bu baax a baax ci marchandise mi nga xamante ne nii moom moo nekk am njaayam moom moo yombale di yëngu ci li nga xamante ne mooy affaire u ay njaayum géej ak ay sobleeg yooyu ak ay kaane ay épices yi nga xamante ne ay pâtissiers ñoo koy génne ay doli ay aja ak genre yu mel noonu ay poobar ak yooyu yëpp nekk na ay mbëbëtam yooyu ci lay yëngu ay poobar ay doli ay épices xam ay aja ay vinaigre yooyu yëpp bokk na ci lay yëngu donc xam naa dañuy dox ba ci kanam xeex ñi xamul woon ñi xem ñi gëmul woon di gëm yàgg du yàq di dindi tuuma yi ki sàkk te xam li tax way kooko yaay boy maag la bay boy dem la xale yéen lay xalaat jigéen ñaa ngi jaayaatu góor ñaa ngi foraatu ngir suural seen njaboot gu sewge guddu nopp su doon tax a dégg kon mbaam kenn du ko dóor yat ñiit ma di ma bam di bam te dóor ki bakkan guddu nopp su doon tax a dégg kon mbaam kenn du ko dóor yat ñiit ma di ma bam di bam te mooy ñi fi nekk dañoo teg seen bopp ci aw yoon bu ñu sañoon képp ku fiy jaay da ngay andi kayit yu wér ndax Touba Toul gi ay nit ñu juba fi nekk kayit yu wér ngay andi soo boo fi jëndee fos dañuy dem ca vétérinaire ba mu jël sa numéro yow muy jën ki jaay ji jël ma numéro am en cas problème bañ cee am en cas problème bañ cee am parce que jamono bi dafa neexatul ndax ku bore wudit ñu bore daanu sa kaw léegi loolu ñu jël fee ëllëg si biir ku ñëw booy dox ci mbed ba nit jàpp ci façon ne fa sama fosa da nga koy topp ka nga xam ne moo la nekkaloon fii ci daral bi jëndaloon la da ngay ñëw ci moom mu dem ca vétérinaire ba mu génne ko ne diw moo jaayoon diw nangam bu fekkee kooka daa jàpp ci fasu jàmbur day xam ne jàpp li ma waxoon du deg ñu daloo borom fas wa bu fekkee fas wa dafa am ay njuuj njaaj foofa ca carnet ba la ñu koy xamee Touba Toul moom nii la ñu fiy dund kon kuy ñëw na nga jaar ci nañ la jox tur ci ku nekk fii ci daral bi mu wóor la ni Touba Toul gi la rek nga jaar ca moom mu jëndal la su la jëndal la doo am benn problème waaye soo ñëwee ne danga du ma jaar ca moom nag boo jëndee mën nga ca am jafe-jafe waaw. léegi yow daral bi daralu xar yi nan nga ko gisee ndax xar yi bari na ñu ngi wàcc si wala wàcc seegul. xar yi bari na ñu rafet nañu te chaque samedi day yokku mooy chaque samedi xar yi day yokku. léegi yow lan ngay wax mbokki internet yi nga xam ñooy seetaan gëm-gëm TV di gis daralu Touba Toul loo leen di wax. lépp loo xam ne daal ku bëgg xar mu rafet mu am ak wer na nga ñëw Touba Toul képp koo xam ne bëgg nga xar bu rafet te am ak wer ñëwal Touba Toul xar yi bari nañu rafet nañu waaw. jërëjëf kon papa ñoo ngi lay ziare bu baax di la gërëm di rafetlu sa taxawaay jërëjëf. est-ce que tamit wàllum li nga xam ne ndax ku wax marché di nga wax ay juuteeg yooyu ndax amul ane jafe-jafe entre agence yi nga xam te ne ñoo jóge mairie di ko fayeku si ak jaaykat yi fi ne tamit. non jafe-jafe bi mooy jaaykat yi sax nanga wu dafay juute rek waaye mairie bi moom jàmbaar lañu parce que négocier nañu bu mën a ànd ak ñun négocier nañu bu mën a ànd ak ñun waaw. léegi yow lan ngay wax jaaykat yooyu nga xamante ne nangu ñoo fi ndax tamit marché bi ku gis xam ne ni comme li nga wax nee nga maire miiré na ko def na fi ay mbaar ak yooyu mu ngi débrouillé di fi def kon tamit
looy wax jaaykat yi nanguwut a fay juuti. fay juuti rek moo war toujours dañu koy wax fay juuti mooy war toujours kenn ku nekk da ngaa war li ñu lay laaj ci juuti nga di ko def kenn ku nekk wax nañu ko pour toujours. niveau du marché pour nga fay ko fi taxi yeeg juuti yeeg yooyu day metti ci yow askan bi nanguwuñ ko wala yooyu noonu est-ce que loolu tamit nekkul benn problème. xam nga la gestion des marchés ou bien la gestion des marchés hebdomadaires c'est lié à la collecte des recettes la fiscalité. Fiscalité bu ko marché am bu dëkk amul pour mu avancer du yomb fiscalité bi nag des fois que bon dina jafe pour des fois nga collecter pour certains mais pour ñëpp am ñoo xam ne par exemple boo ñëwee rek la ñu war a def ñu koy def il y a certains yoo xam ne boo ñëwee mais nag il faut ñu tardé la loo def la ñu def mais un marché ne peut pas fonctionner sans ressources financières vous avez vu il faut que les gens payent la taxe il faut que les gens payent la patente pour que marché bi boo bëggee toilette nga am toilette boo bëggee hangar buy tabax nga am hangar boo bëggee aussi ay ouvrage nga am ay ouvrage loolu lépp dafa nekk loo xam ne vraiment que marché da ko war a am te aussi da ko war a saytu xëy na bon lépp loo gis rek da ngay gën di réfléchir la ngay xam mën a def mu baax bon am nu ñu daan def yoo xam ne dafa amoon un recul au niveau de nos recettes bon ñuy réfléchir ci di gën a améliorer doxalin bi di gën a am ay avancées aujourd'hui il y a des avancées vraiment par rapport mu daan amee parce que daa ko demee dans certains sites parce qu'on a divisé le marché en plusieurs sites il y a le marché aux légumes il y a le forail il y a le centre il y a tout ça là au site bi nekk on a recensé ña nga xam ñoo fay jaay ba chaque fin du mois il paye au lieu de payer chaque samedi il paye les mois boo xam ne utalee ay cartes yoo xam ne chaque fin du mois rek maintenant que les collecteurs passent maintenant pour recevoir maintenant que les paiements mensuels am na yoo xam ne maintenant que tel des fois ñu am ñu plastique ñooñu maintenant que collecteurs ñooy jaar fay ko leen parce que mën nañu tey ñu ñëw suba benn samedi ñu ñëw ñu am plastique mais ñëpp ñoo xam ne ñu am plastique aujourd'hui am nañu ay cartes yoo xam ne ñu xaar ba weeru dee ñu dem fay leen ko fay moo tax vraiment que par rapport na mu si daa bu wàññee ko fii mu am na des avancées notoires. Set ci sa xeloo ni set ci sa jëfoo ni setoo yi set lu naa la li naan pot yi yooyu bari na parce que lu ci mel ni orange bi boo demee foofu am na fa beer ak côté bay egg am na foofu beer am na boo xam ne mu ngi nekk boo gënee mbéy ainsi de suite te yaakaar ne loolu war mën a nekk benn endroit boo xamante ne nii war nañu si mën a di pour bari fi sans pour autant que ñu ko def en plusieurs loolu tamit nit ñi remarqué nañu ko. xam nga le problème des déchets ou bien des ordures ménagères amuñu ci benn programme boo xam ne c'était uniquement enlever tout ce qui est déchets ou ordures ménagères dans les villages ou dans le chef-lieu de la commune nga xam ne si jamais pour lëkkaloo benn projet pour am engagement fay que 6 millions de francs mu ñu wax ay la mu wax ay oto pour lépp nekk mbalit bi ci pour yóbbu ko fi nga xam ne mooy site yi nga xam ne fa ñu war a sotti mbalit bi ci boo def nga ko ci télé bi site boo xam ne moom la ñu programmé képp ku yor mbalit bu ko sotti ba lépp li nga xam ne moom la ñu toll woon ci dëkk bi muy ay tas d'ordures ay déchets yëpp ñu ko tonnee foofu lañ ko yóbbu amoon nag côté marché aux légumes amoon na aussi nga en face du lycée ñu bari bëri mu nekkoon foofu en face du lycée amoon na aussi fii ci Kerda amoon na aussi fii ci foraay bi boobu yëpp ay bële yoo xam ne dañ fa tibbee ci ay kam yu bëri na lool boo dem ñu fa na gis fañ ko sotti xëy na fañ ko sotti entreprise bi jël woon na ko pousse mu dem ci biir camp loolu aussi que wax nañu ko foofu dina ko pousse mais ñi nga xam ne ñoo ñëw du fréquenté foofu au lieu dem ba ci biir ñu ñëw rek fekk bi rek sotti ko foofu duñu bëgg a yëg ci biir mais am nañu dëpp bi boo xam ne fii ba 20 ans mu fees mais il faut que population ya fay dem fi lañu dugg ci biir ñu dugg ci biir ñu ñëw ci teg rek sotti foofu dem seen yoon ba pour am foo jaar dem ci biir sax mënutoo ko am y a c'est-à-dire y a un problème de civisme boo xam ne doon nañ koo am nga xam ne kat lii kat moo gën ci lii la moo gën ci lii war a def lii kat baaxul vraiment du ma ko def mais de toute façon que vraiment aw ma liggéey damay jaay utuma leneen lu dul kañ
amul gaaw amul di beer ni lay suturloo moderne marché boo xamante ne tey mën nañ ci am ay centres commerciaux comme genre yu mel noonu tamit gën a moderniser marché Touba Toul. waaw je pense bien que marché Touba bu gisoon dem gis ko tey xam nga ne ñi fi nekk am nañu volonté pour defar marché boo xam ne ku fi ñëw di nga xam ne am na changement parce que lu ñuy jël commune bi fu mu toll léegi xam nga ni am na ay ouvrage yu bëri yu ñu fi def moo xam des ouvrages aw ma liggéey damay jaay wutuma leneen lu dul kañ amul gaaw amul di beer ni lay suturloo marché wala bu ñëwee on a privilégié na le conseil des quartiers yoo xam ne mën a permettre ñi nga xam ne ñu defoon ay mbaar di ca jaay ñu jaay ci biir quartier boo xam ne bu dee taw sax dañ mën a si biir quartier je pense bien que aujourd'hui boo defee le constat du marché on a construit plus de 100 quelques cantines voilà parce que bi ñu ngi fekk 22 te ñu ngi ci 100 quelques même au niveau du forage le forage maintenant que espace ouvert la woon fu lay def du fa def jaar aujourd'hui le forage il est clôturé. On a mis des hangars à l'intérieur, on a mis des toilettes à l'intérieur, on a mis de l'éclairage à l'intérieur. Des peuples qui ont été en sécurité. Bon, d'abord, il y a tel adjoint. Nous sommes un petit peu sur tout le monde. Nous sommes financés. Nous sommes fait. Parce que vous devez se faire du gain. Même si vous devez se faire du gain. Parce qu'il y a des portes, il y a une clôture, il y a aussi de l'électricité. Comme aujourd'hui, bon, on est en train maintenant de rénover pour que le marché vraiment devienne un marché moderne. Pour avoir un marché moderne, il faut aussi faire appel à des partenaires qui ont des un marché moderne. Mais en tout cas, nous avons une situation ou bien une période où nous avons moderniser le marché, faire maintenant que des ruelles, yoo xam ne ku bëgg a def di nga dem wut ay aussi ay ouvrages yoo xam ne vraiment que dina nekk ouvrage yoo xam ne def ko commencé. Bamba affaire yi daal gis na ne vraiment question yi tonton monsieur le maire tontu na ko bu baax a baax te vraiment gis na ne ñu ngi koy posé rafet na kontaan nañ ci bu baax a baax ba tax na benn question moo ci des muy est-ce que marché Touba Toul sécurité bi doy na quoi est-ce que am na sécurité boo xamante ne nii monsieur le maire def na ko ci diwaanu marché Touba Toul wala ay yoo xamante ni mu ngi koy wàcc defagu ko bëgg na nga laaj ñu question boobu parce que moo nekk suñu dernière question. marché moom ku ko wax xam ne problème de vendeurs yi ak acheteurs yi du ñàkk ay situation yoo xam te ne la plupart problème de insécurité peut-être moo koy posé donc loolu war nañ ci gën a mën a am ay renseignements yoo xam te ne peut-être ñun li ñu gis nag li am xëy na nu mu war a mën a tëdd noonu. Évidemment, un marché doit être sécurisé. Am aussi des gardiens ou bien aussi gën ko sécuriser boo xam ne ku ci bëgg a dugg rek dina am jafe-jafe. boo gisee marché bi configuration bi ñu ko def nga xam ne dañu ko encercler ak i cantine boo xam ne maintenant bu dee maintenant bu cantine fermé cercle bi au moins dañu mën a am porte yoo xam ne di nga mën a fermer à l'intérieur boo xam ne képp koo xam ne sax am nga sa marché bi marché leen dina mën a fanaan ci marché bi marché bi mën a accéder parce que accompagné ak i garde yi xam ne ñooy veillé bon xëy na bon lu ñu naan rek fay sotti mais suñu programme aujourd'hui mooy utal marché central bi porte boo xam ne fu la ñuy duggee ñu fa la ñuy génn bu ñu wàccee ñu wax sama tel tour bi ci biir bon léegi nag aussi que am na côté boo xam ne ñi nga xam ne ñoom moom cantine ñu ngi dimbali mooy aussi mooy gën a sécuriser seen biir liggéeykaay ut ay tëjukaay yu baax ut vraiment que buuf yu baax parce que am sa magasin vraiment def ci ay millions def ci boo xam ne bu baax la boo xam sax bu ñëwee rek mën a dañoo xam bi ma mën a bëtt dagg sa mur dugg ci biir parce que am na fi kat yoo xam ne ñoo xëy rek ci mur bi la ñu dagg après lu mu ci biir laaj sa porte bi am ñoo xam ne ca kaw toit bi la ñu jaar daggi seen ba ci bu ci biir waaw mais loolu lépp xëy na te pourtant gardien yaa ngi foon waaw mais côté ba ñuy gardien yi dañuy aw ak côté ba ñuy aw des fois du benn parce que bi nga nekk boo nekkee ci ginnaaw boutique gardien ba nekk fële nga nekk ci mur bi dagg ko dagg bi mot 1 mètre ou 1 mètre ba xam ne yow di nga mën a duróom lu dugg loolu xam nga aussi que dafa nekk loo xam ne c'est un peu compliqué te am na ko tout récemment ci kan yoo xam ne ñi fa dugg ñëpp dañoo dagg mur bi ci ginnaaw bon boo xam ne kenn mu leen di gis waaw même boo romoon sax doo xam ne kii mi ngi dagg mur bi dugg ci biir sàcc lu ko neex dem te kenn mënu ko gis te boobu gardien yaa ngi mais gis ñu leen loolu mu nekk loo xam ne vraiment c'est un peu compliqué xam ne moom naka lañ mooy dew daal boo sàcc yi ñi nga xam ne ñooy sàcc duñu ñëw di daj porte duñu ñëw def leneen ca toit bi ba la ñuy jaar ba léegi sax bu ma ko wax léegi moo gën a garaaw yor appareil dagg sa mur
pousse mu pëtax nga dugg loolu lu yema la. xam nga tamit ci côté boobu nga waxee xëy na mën nañ ne gardien loolu mënu ko gérer te xam nga tamit mën nañ jënd buntu yu baax jël ay canal yu baax genre defar ko ba mu normal te du tax teew gis nga waaye ñi bëgg a def yu ñaaw su ñëwee dañ koy mën a def donc mën nañ ne tamit est-ce que tamit même biir marché bi sax nit ñi mën nañu basé wu ci gardien bu fi jëyee amee wala dara ñu toog naan parce que ñi dañ naan gardien wala ñoo nañ xaar police est-ce que loolu tamit sécurité la ñuy toog di xaar est-ce que tamit yaakaaruñ ne dëkk bi wala marché bi am na loo xam tey bu ko amoon mooy gën a rentable que ne nit ñi dootuñ daji bitigi jàmbur di jaar ci mur yi wala ñu yéeg toiture yi wala yooyu est-ce que xalaatoo beneen méthode boo war a mën a utiliser gardien yeeg yeneen ak yeneen yoo xam te ne tey boo ko utiliser woon dina gën a efficace gën a rentable ba ñu malfaiteur du ñemeetee dugg ci biir dëkk bi di def yenn jëf yi parce que am na yenn wax yenn xarkanam bi bu amee ci dëkk bi rek ñoon dinañ xel daw dëkk bi waaye je ne sais pas que parce que aussi que dëkk doon rek ñi ngi sàcc dëkk bi fi maanaam souvent ñu sàcc fi la ñu dëkk parce que nga dëkk fi nekk un grand voleur nga xam ne boutique bi kat vraiment que boutique la boo xam ne vraiment que li fi nekk ci marchandise jàpp nga ne kii daal bay na fi xaalis waaw parce que yaa ngi xool li muy jaay yaa ngi xool fa mu dégg yaa ngi xool ba heure ngay wàcc am loo xam ne ku fi dëkk moo koy gën a mën moo gën a maîtriser bon xamuñu nag quand même parce que sàcc moom da nga sax mu lay sàcc doo xam doo jàpp ne moo lay sàcc ba nit dëkk bi di sàcc doo xam ne kii mooy sàcc dafa nekk lu yéeme mais de toute façon que dafa am yenn privilèges yoo xam ne boo laal porte rek sax mu sane ñu xam ne kan lay sàcc yooyu yëpp aussi que dafa nekk loo xam ne mooy koy def mais de toute façon que aujourd'hui am na sàcc yoo xam ne technicien bi ñuy àndal ba yor seen appareil dag sa mur def ci du am dara dugg ci biir sàcc bu mu lee nga gën loolu mooy jafe-jafe Sénégal yëpp te loolu moo am léegi ci kër bu bëri xaw ma nag exemple lan mooy solution bi pour ñu mën a def de telle sorte que boo laalee birbir géej bi rek am lu signalé mbaa am lu fa sonné nga dee naa ko loolu bon kii dagg mur bi vraiment que dina xam ne kat fii kat am na appareil yoo xam ne am na jumtukaay yoo xam ne sàcc yomb. mais xalaatoo ne tamit tey dëkk bi bu amoon brigade de gendarmerie wala poste de police tey ñuy circuler ci biir dëkk bi di circuler ci territoire est-ce que yaakaar na tey malfaiteurs yooyu du ñu mujj épargner sori Touba tuuti xalaatoo loolu tamit. loolu aussi que mën naa ne parce que la plupart de la gendarmerie xëy na peut-être de Xombol ne peut pas gérer toutes les collectivités yi nga xam ne ñoo nekk lancement de Thiénaba moo tax xëy na dañu mën a def sax di circuler à tout moment que dans les collectivités mais il faut que ñu gën a décentraliser. du coup yàlla amee gendarmerie Thiénaba amal gendarmerie Toubatoul aussi am gendarmerie parce que Toubatoul ma accueille le marché plus important dans la région. loolu aussi que nous avons fait la demande nous avons aussi écrit parce que tout récemment que j'ai envoyé une demande pour la construction de gendarmerie pour l'implantation de gendarmerie boo xam ne on doit le faire dans de Thiénaba ci Toubatoul lañu privilégié pour ñu def ko comme jour bi ñu mën a waxee naa bi rapidement pour ñu def la brigade. lan moo doon sa dernier kàddu bi nga xam te ne moo jëm ci Toubatoul jëm ci askan bi. jëm ci nga xam te ne mooy reportage bi ñuy def ci marché Toubatoul. waaw li may wax foofu mooy marché bi suñu marché la muy les jeunes muy ñi xam ne aussi bokk nañu ci collectivité bi am na loo xam ne war nañu mën cee jàpp sax ci lu ñu leen ko wax li nga war a def nga def ko influencer kenn ki nga xam ne aussi que jàpp na ne li mu war a def ko nga di ko influencer pour mu def ko parce que marché bi suñu marché la bu nekkee marché boo xam ne c'est moderne lu ñu am succès bi ñu am si ñoo am vraiment que suñu intérêt lay doon mais dafay am ñoo xam des fois bu ñu gisoon tey sax nit ki collectif de arrangé ak nit ki mu koy daggal mu koy fay sans mu jox ko ticket nga dégg doo ko wax dara da ngay jàll dem si wax maa ngi gis koo xam ne si dëkk la dëkk ñu kon mu yor benn xaar war a fay ne ah mën naa du ma fay def nii yow nga nekk ci dëkk bi bañ a fay loolu xam nga aussi beneen affaire la mais moo tax de toute façon que muy jeune bi muy personne ressource bi ku mu mën doon liggéey bi ñëpp ñoo ci war a jàpp mooy li nga xam ne bu ko defee mooy njëriñu population njëriñu dëkk bi yow boo gisee nga xeex loola li nga xam ne maintenant que mooy yàq loola ou bien mooy retardé loola économiquement yow nga vraiment nga xeex la parce que nit ko aussi nit mu nekk war na jëriñ population war na jëriñ dëkkam li mu jëriñ dëkkam nag dafa bëri bon war na jëriñ dëkkam ci loo xam ne bu ci waxee mu jëriñ dëkk ba mën na jëriñ dëkkam aussi loo xam ne bu war na def loo xam ne safaan ba la moom waxte loola amul loolu aussi nit ki dafa jàpp dëkkam mënuñu rek maire bi moo fi nekk lu am moom la lu yàqu moom la tout ça c'est pas ça dafa am loo xam ne ñun ñu jiitu ñu déterminer la politique économique de la localité mais aussi que ñi nga xam ne aussi ñoo dëkk ci dëkk am nañ ci responsabilité parce que moom ñoo nekk fépp te am na loo xam ne da ngeen ko gis ci marché bi te ñun ñu ko gis
am loo xam ne di ngeen ci tombé loo xam ne baaxul jaaduwul ci ngeen tombé ci ñun tàmmuñu ci nga am loo wax foofa booba dañu xam ne vraiment que ñëpp ñi nga xam ne ñoo sëq dëkk bi ñoo bokk dëkk bi bokk intérêt bi que vraiment que nag fa nga war a taxaw yaa ngi fay taxaw mais du ñu rek maire bi mu war a taxaw bu fay maire bi la bu jafe bi jafe amee maire bi la bu ñaar ñii dee dëggoo maire bi moo leen war a atee mais non c'est pas. mbokk Sénégal mbokk àdduna comme ni ma ko waxee ci yéen a ngi en direct ak Gëm-Gëm seen bi nga xamante ne nii mu ngi tëggoon ci wàllu àdduna seen bi nga xamante ne mu ngi tëggoon ci wàllu village yi nga xamante ne mu ngi wàllu Touba bon seen bi nga xamante ne nii lépp luy information mu gën a gaawee dina leen suivre Gëm-Gëm ci ngeen dugg ci tapé Gëm-Gëm dina leen ko indil ci ay émission xam nga émission talk show émission reportage yi nga xamante ne nii Bamba 221 mu ngi koy def ci diwaanu Touba Ndoor Sénégal yëpp ngi ko gëm kon noonu laa tamit di leen jox dig daje beneen yoon incha allah mais tamit maa ngi remercier sama cameraman Lino maa ngi koy jaajëfal lu baax la ci jaar waa Gëm-Gëm yëpp di leen jox dig daje beneen yoon incha allah si même seen nekk doon Gëm-Gëm TV ci diwaanu YouTube jaa ngi gis Afrique yi ñëpp àndandoo gànnaay yi